asalaamaaleykum mbokk yi saxoo di seetaan ITV bisimilah ci xibaaru marax wi dañu koy door ak li nga xam ni moo gën a fës ci ponk yi li ci gën a fës moom moo di rek lii di atte bi ñu war a atte Pape Massata Diack ak papam Lamine Diack ci mbirum I2AF niki suba nag le verdict bi di daanu ginnaaw bi nga xamante ni nag Pape Massata Diack jege nañ ko moom xamle na ni daal fi mu toll nii mi ngi koy xaar ak xel mu dal ak yaakaar ju mat sëkk fële ca yëmbal la ñuy daal di dem foofee nag juróom-ñetti quartier ñoo ngi nekk ci ndox mi ci mbënn mi fi mu toll nii nag ñoom li nga xam ne moo leen jaaxal moo di ni quartier yooyu kat naam am na mbënn waaye li nga xam ne moo di canal yi war a yóbbu ndox mi jege na leen lool taxul nag ndox ma nga fa ni gàññaaral fi mu toll nii nag askan wa ànd ak municipalité ba ña ngay woote wallu ci plan Orsec bi ngir génn ci ndox moomu. fële ca Tëngéej amoon nañ fa nag forum maanaam ndaje mu nga xamante ni dañ ko jagleel palang bi nga xam ni moom la ñu rek dëgmal ci wàllu aménagement ak développement wu territoire bi ka fa teewoon di ministre Oumar Gueye moom nag xamle na ni daal gis nañu ay bunt yu nga xam ni mën nañ fa jaar ngir xeex mbënn mi ginnaaw bu nga xamante ni ay kàngam daje nañ fa di weccoo xalaat ci lu nu mel. fële ca Kolda ñi nga xam ni ñoo di mouvement citoyen Kolda debout maanaam Kolda jógal taxaw jonn di ay ndaw ñoom nag fi mu toll nii xam nañ ni nawetaan du am ginnaaw nawetaan du am nag ñoom jóg nañu ngir def beneen nawetaan bi ñu fas yéene def mooy xeex ak coronavirus bi waaye tamit xeex ak mbënn mi waaye tamit xeex ak lii di feebaru paludisme ba tax na bari na ay mbir yu nga xam ni ña nga koy def loolee nag askan wa yépp ànd nañ ci ak ñoom. attep président Lamine Diack ak dooma ja Massata Diack ci mbirum I2AF suba nag ca France le verdict bi di daanu ci àllarba ji booba ak léegi nag ñi ngi toog di xaar ki nga xam ni moo di Pape Massata Diack moom xamle na ni fi mu toll nii xel mu dal moom la àndal mi ngi toog di xaar ba xam suba lan la cour bi di décider Abdoulatif Diop. le tribunal financier bu Paris di joxe verdict gu procès IAAF ginnaaw bi ñu layoo ba pare ci weeru juin bi weesu kii di Papa Massata Diack ak baayam Lamine Diack dinañu xam luy seen ëllëg ci mbirum ger ak luubal xaalis bi ñu leen di toppee bi ñu nekkee IAAF kenn ci accusé yi muy Massata Diack moom wane na xel mu dal ci mbir mi. xel bu dal amul benn tiitaange ci li ñu wax ci procès bi bon. lire na document yëpp léegi xam naa li ñu doon accusé yëpp gis naa ko donc je pense que aussi bien góor gi Lamine Diack dana ci mën a génn parce que procès bi onewul benn preuve ci accusation yi ñu ko def. donte tuuma yi ci ndoddam garaaw na lool kii di patron Pamodi Sport Consulting kat am na confiance ci moom ak ay avocat am ndaxte kat moom jàng na dossier pénal bi bu baax. ba point bu ci nekk xam na li mu ci tontu ginnaaw bi mu dëkkee di ñaawlu ne justice française amul benn sañ-sañ pour atte ko. man tamit confiant na par rapport à document yi nga xam ne soumettre naa ko tribunal ci commission rogatoire internationale bi donc delloo suñu bopp ci yàlla rek te wakkirlu toog déglu lu juge yi nga xam ne ñoom ñooy juge du siège wala décider. dëgg yàlla am naa ci yaakaar ci nit ñi suñu avocat yi taxawoo foofu am naa ci yaakaar ci accusation yi nga xam ne def nañ ko te amul benn preuve gëmuma ne juge yi dogal danañu dogal sur la base d'un dossier sans preuve donc je pense que France dafa yàkkamti rek ba dugg ci lii yaakaaroon ne waa agence mondiale antidopage leen leen wax ci ñun dëgg la man nag depuis 5 ans changé wu ma position. waaye nag ginnaaw bi ñu gisee procès bi ni mu demee kii di Papa Massata Diack nee na dara du ko bett ba tax na jël na ay matuwaayam yépp bañu ci sax yóbbu mbir mi ci beneen tribunal ngir ragg ab deram ak bu baayam.
ba ñu demee ba ci cappaandaw bi gisuñu preuve yooyu donc li ñuy mën def rek mooy def relax pur et simple. Loolu nag samay avocat ñoo koy wax man mënuma ci kii c'est en fonction de li délibéré bi wax. Papa Diack nag xelam dal na te bu tëddee nee na dina nelaw mi ngi waxtaan di sottante xalaat ak ay avocat am ba dara du ko bett ci mbir mi. ñu daal di ubbi xët wi ñu jagleel mbënn mi fële ci yëmbal nag li nga xam ni moom la ñu fa ràññee moo di juróom-ñetti quartier yu nga xam ni ndox mi nangu na leen te quartier yooyu kat ñi ngi jege canal yi nga xam ni ñooy war a yóbbu ndox mi mais terewul ndox ma nga fa taa yëmbal nag nekk ci coono ndax ñi nga doon xeex coronavirus ñu ne déet ne waay lii di mbënn mi ñëw yokku ci ba tax na fi mu toll nii ñi ngi woote wallu di ñaan plan Orsec bi lu mu gaaw mu yegg si ci yëmbal Mamadou Lamine Fati. ñoom jeexalaguñu sax di xeex mbas bile mbënd bi ñëw dal seeni kaw juróom-ñetti gox ci fukk ak juróom benn yi nga xam ne ñoo nekkee ci biir commune Yeumbeul Nord dañoo am ndox fu mu toll nii lay kii di maire bi di wax tolluwaay bi. bi ma xëyee ci bés ba def tournée bi maa ngi ko demoon ci fukki quartier ak juróom benn ci fukki quartier ak juróom benn yi amoon na tolloo juróom-ñetti point critique juróom-ñetti point critique yi commune bi utoon na ñeenti moto pompe teg ci bi ñu utee ñeenti moto pompe teg ci première dame indi na ñaari moto pompe yokk ko ci loolu aussi jëm nañ loolu abal ñu waaye ba tey fi may wax ak yow ñaari point ñoo fi des yoo xamante ne dafa xaw a am ndox mu ngi nekk Afia beneen bi mi ngi nekk quartier Ibra Kébé ci ginnaaw ndax foofu aussi lac bi moo yéeg station de pompage waruwaay bi dafa des waaye bu dul loolu quand même quartier yi amoon ndox yëpp yàlla def na teg nañ suñu tànk dem nañ ci famille yu bari masawu leen donte mënuñu woon dem si yëpp rafetlu it taxawaayu ndawu dëkk bi nga xamante ne ñoom ñoo jël seen bopp seen initiative dugg ci kër yi di yóbbu ay moto pompe di ñu jàppale ci taxawaay bi. ngir ñu bañ a dundati mënd yu métti yi le njiitu gox-goxaan bi nekkee ci Yeumbeul Nord di wax rek nañ leen dugal ci tuyau yi nga xam ne ñoo fay jàll te di yóbbu ndoxu taw gi le ngir seeni gox gi le jóge ci mënd bi le. quartier bi nekk mu ñuy wax quartier Mody Malal Ba ak quartier Ndoye canal bi soriwu leen waaye jëlul compte ci ndox yooyu nga xamante ne moo nekk ci seen kër yi loolu nag dafa laaj lu ñuy wax aménagement connexe ñu ngi koy xaar ci projet digoon nañu ay aménagement connexe yoo xamante ne ñu ngi koy xaar ngir canal yi nga xamante ne moo traversé dëkk bi mu bañ a romb ay quartiers yoo xamante ne canal bi dañ di traversé ba pare ñoom ñu des ci biir ndox mi loolu ñu ngi ciy tàllal loxo waa projet di tàllal loxo ginnaaw bu ñu rafet loolu liggéey bi nga xamante ne def nañ ko commune bi ndax libéré nañ quand même quartiers yu bëree bëri ndaxte ko xam inondation 2005 ak 2012 xam ne genn wàllu quartier Yeumbeul Nord yi maanaam soo ko xaajee ñetti xaaj ñaar yëpp nga woon ci biir ndox mi tey moom ñu ngi sant yàlla ba ñuy wax quartier benn ak ñaar la ñuy tudd bu am ndox. Yeumbeul Nord niroog yeneen gox-goxaan yi nga xam ne mën bi sonal na leen bu baax a baax ñoom yu ëpp juróomi téeméeri ndimbal la ñu jox askan gile te di wax nguur gile mu jàppale leen bu baax a baax ci li nga xam ne mooy plan Orsec. ndox yi di taa nag dina tax yooyu bëri lool dina indi tamit yeneen jàngoro ba tax na ñii di service d'hygiène am nañ ci taxawaay bu am solo sous brigade d'hygiène bu Rufisque ñoom nag ña nga woon ca Bargny Diamniadio Sébikotane ak yéen pompe nañu barab yi nga xam ni ndox yi dafa taa ngir rek rey yooyu ak yeneen mindaafoon ya nga xam ni ñu nga fay dund loolu nag itamit yaatal nañ ko ba dem ci yenn marché yi ñu déglu ci Babacar Seck reportage. programme bi ñu jagleel pompe bërëb yi nga xam ne ay nit dañ fay dajaloo ci département bu Tëngéej ñu ngi koy woyal Bargny Sébikotane Diamniadio ak yéen ñoo dalaloon waa service d'hygiène liñ ci séentu mooy rey yooyu nga xam ni ñu ngi fay commencé am ci bërëb yi nga xam ni ndox mi ma ngi fay taa ginnaaw taw yu bëri yi. suñu xeex bi parce que le 28 passé ñu ngoon Sangalkam Miss Omar Gueye moo defoon lancement bi affaire inondation yi moo tax ñu wàññi nekk ci inondation yi di sensibiliser di distribuer ay kits d'hygiène. Ce soir on va démarrer par Diamniadio Sébikotane Yène et Bargny donc on est là aujourd'hui ñu fi tey pour à cheval entre deux choses la première c'est contre cette pandémie là. La deuxième c'est contre les moustiques contre pandémie bi beneen bi contre yooyu parce que xam na ne yooyu bari nañu. ñi nekk ci mairie bu Diamniadio mbégte leen am ginnaaw bi ñu gisee waa service d'hygiène ndax commune bi am na ci ay quartiers yoo xam ni mbënd mi jaar na fa. gis nañ ne dafa taw ndox bi bari na lool kon nag yooyu bari nañu lool ba tax na jóg nañ loolu pour rey yooyu ci commune yi. bu ñu defee li yooyu bëri dina disparaître ba tax na tey fii la démarré donc ci turu maire
ñu ngi gërëm waa service d'hygiène. inondation am na fii une partie de Diamniadio Nord waaye sant yàlla ba ñu yeewee fekk ndox bi jël na trajet bi ñu taxaw ci jour boobu ñun at bu nekk ci commune wu Diamniadio dafa taxaw ci suñu budget dañuy sóoraale li nga xam ne moom la ñuy def saupoudrage at bu nekk kon tey service d'hygiène ñoo njëkkee mais ñun dañ am bés boo xam ne at bu nekk dañ koy def nag. ci diiru ñeenti waxtu service d'hygiène jaar na ci lu tolloog fanweeri quartier waaye it ci l'hôpital yi ak poste de santé yi loolu di fàttali ni mbas mi mu ngi fi ba léegi ci kàddu Mazor. kuréel bii di agence nationale de l'aménagement du territoire moom nag mi ngi amaloon am ndaje mu mag lël boobee nag mi ngi am ci teewaayu ministre Oumar Gueye la nga xam ni moom lañ ci jublu nag mooy fexe daal ba lii di territoire yi ñu defar ko ci anam yu mucc ayib fexe yi tamit ba li nga xam ni moom moo di palang bi daal di nekk palang bu leer bu nga xamante ni dina fexe ba lii di mbënn yeeg lu ni mel ñu jël ko en charge moom ministre Oumar Gueye sax wax na lu jëm ci loolu ñu déglu Matar Nguer Kati Diouf ak Moussa Fall. agence nationale de l'aménagement du territoire di kuréel gu bokk ci ministère bi yor wàllum collectivité territoriale ñoo amal ndaje bii tey ci suba ci teewaayu ministre bii di Oumar Gueye li ko waral nag lii la. président Macky Sall dafa adopté li nga xam ni mooy plan national d'aménagement et de développement des territoires bi mu ci paree dafa jox ndigal gouvernement am jox ñu ko ni nañu fexe ba lii nga xam ni moom dëggal na ko ñu fexe ba mu egg ci ñëpp. moo tax tey ANAT di agence nationale de l'aménagement du territoire lëkkaloo ak UEMOA ak ñun pour que ñu def loolu nag gën koo yaatal. moom dellusi na ci njariñu plan bi. PNADT dafa am njariñ ndax réew kenn mënu ko développer te defaloo planification spatiale maanaam fexe ba ni Sénégal a ngi nii place bii day fii lii lañ fi mën a def su dee ci wàllu mbay fii de mën nañ fi bay ceeb fii mën nañ fi bay ceeb mais mën nañ fi bay gerte fii bu amee investisseur bu bëgg a def tourisme ci ay hôtel fii lañ koy def tali yi nii lay bindoo tey ëllëg tali yi ñu bëgg a def nii lañ koy defee ëllëg aéroport yi ñu war a installé fii lañ koy installé ëllëg ndox mi fii la war a aw ak yeneen yoo xam ni moom la ñuy def planification. xamle na ni kii di njiitum réew mi li mu bëgg mooy bés ni ki tey mooy projet bu ñu war a doxal ci réew mi mu tënku ci dogalu plan boobule. jox na ndigal képp kuy ministre ci gouvernement am projet boo mënti am ak lu mu mënti doon lépp mu ngi ci biir plan bi fii ak fukki at yi ñu ñëw wala lu ko ëpp donc visa de localisation boobu faaw projet bu jot léegi bala ñu ko doxal ANAT def ci visa de localisation pour wane ni lii de méngoo na ak PNADT. àdduna itam ci mbënd mi li mu ci xamle mooy ndox du bàyyi yoonam. ñun am nañu ay carte yoo xam ne yàgg na boo ko jëlee xool fi mbënd yi am da ngay gis ni foofu ay rivière ñoo fa amoon maa ngi joxe benn exemple gis nga Ouest Foire jaar Maguilène Senghor am na benn rivière bu tuddoon Woya Géej foofu lay aw fi mbënd mi daan aw boo xoolee dafa jël yoonu Woya Géej bi côté boobu ak feneen ak feneen ak feneen. ngir saafara tolof tolof yooyu li muy sàkku mooy. aménagement du territoire dañ ci war a bàyyi xel ci lépp lu ñuy def ndax am na rapport ak mbënn mi am na rapport ak yeneen yoo xamante ni buñ ci bàyyee xel rek dinañu mën a vivre de manière équilibrée malgré les lois de la nature. lii di plan national d'aménagement et de développement territorial njiitum réew mi xaatim na ko ci ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru janvier 2020 li ci des mooy mu yegg ca assemblée nationale ngir ndawi réew mi dal di koy jàllale. kuréel gi ngànk entreprise yi nga xam ni ñoom ñooy yëngu ca port ci wàllu transport bi dem beeg dikk bi ak itamit jébbal marchandise mi ci biir Sénégal ñoom nag am na grève bu nga xamante ni soobu nañ ko ndax daal nee nañu directeur général bu port di monsieur Bey dafa génne ay notes yu nga xamante ni mu doxalee transport bi ci biir port autonome bi dëppoowul ak ñoom anam yi ñu ko gisee ba tax na nag nee nañu fi mu toll nii dinañu dem ba jeex tàkk ngir rek ñu saafara problème boobile. Mbaye Mbeng seen président ñu déglu ko. Depuis 15 jours directeur général du port autonome de Dakar monsieur Bey dafa génne ay notes
wax ni nag à partir du 15 mooy tey jii ci lañ koy appliquer benn bu njëkk bi dafa dàq lépp liy conteneur vide ci biir port bi comme port moderne yi ci monde bépp vide kenn du ko gérer ci biir port li tax ñu ciy wax ndax mu indi problème mooy armateur yooyu dañuy facturer transporteurs yi li ñuy wax détention tey yow mi nga xam ne commerçant transporteur nga boo jaayee commerçant bi transport bi 70 000 yow fay armateur bi 75 000 non seulement waxtunu gañeetunu mais ca lanu dencoon ci sunu kër wala lanuy lebi dañ ko yokkal leen maanaam défiance la benn ci autorité bi bind note yi wax ni ñuy organiser port bi défiance la ci ñetti ministre de la République yi nga xam ne ñoo signé benn arrêté bu organiser transport bi muy ministre du transport terrestre ministre du commerce ak ministre de l'économie maritime non xam nga négociation mënul am bu fekkee ni tey autorité bi nga xam ni moom moo ŋànk port bi boole nañu ñun ñëpp bind nu lettre ni nu sama port bi dama bëgg à partir du 15 nii ngeen di doxale ñun ci sunu bopp mënatuñu liggéey ci conditions yi nii nga gisee oto yi du gis nga oto yi nii la ñuy taxawee conteneur du génn du dugg c'est très clair. xibaar bi ñu dàpp ci biir jotaay bile jóge ci ñi nga xam ni ñoo di waa Touba ca kanam ñoom nag ñi ngi xamal askan bi ni daal am na ñaar ci ay nit yu doon liggéey ci liggéey boobile ñu ci ñàkk seen bakkan ci accident ndax ñoom ñi ngi nekkoon di gas canal yi nga xam ni ci la ndox mi war a jaar ca ruutu Tokor nee nañu nag ñoom jël nañu naam ay matuwaay yu am solo waaye terewul nag accident boobu daal di am ndax lii di suuf si moom moo daal di màbb fekk ji ñooñu nga xam ni ñoo di ñaari nit ñi ba ñu ñàkk ci seen bakkan association Touba ca kanam yëgal na ko xalif général kullu murit ba pare yi tamit mi ngi rek jaale ñi nga xam ni ñoo ci ñàkk seen bakkan di bokk ak ñoom tiis bi ak naqar bi ndaxte li ajuwul ci seen coobare jëloon nañu matuwaay yépp ci wàllu sécurité. buñ ci jógee dañuy daal di wax ci ñi nga xam ni ñoo di Kolda debout maanaam Kolda jógal taxaw ay ndaw lañu yu taxaw temb ngir rek fexe ba seen dëkkuwaay mucc ayib ginnaaw nag nawetaan amul ren ñoom nee nañu dañuy indi beneen xeetu nawetaan bi nga xam ni moom la ñu indi nag moo di ni rek xeex lii di coronavirus xeex lii nga xam ni aussi moom moo di inondation yi ak feebar yi ci aju muy wàllu siburook lu ni mel ñoo leen nag waa dëkk ba yépp kontaan nañu ci ànd ci ak ñoom Seydou Diatta. ginnaaw mbooloo mu takku mu fësal seen ànd ci doxalin gu ni mel teg ci bëgg-bëgg boolo bokk jëmukaay daanaka kuréel bu ñuy duppee mouvement Kolda debout mujj na def doom Kolda yépp benn ngir xàccandoo songandoo jëmale ci saafara jafe-jafe yi ci duwaan gi tàmbale ko ci xeex daan corona ak sibiru waaye it mbënd mi rawatina njeextal gi mu amal ci tali yi loolu yépp tënku ci lu ñuy duppee vacances citoyennes. ren xam ngeen ni maladie feebar bi mbas mi mooy ñu occasion pour ñu def les sports mais ASC yi jàpp nañ ni ñoom buñ dugalee seen loxo ci wàllu assainissement et activités citoyennes dina amal njëriñ askan bi ñu xeex aussi mbas mi dañuy distribuer aussi ak ay masques ak ay gel lutter contre le paludisme mais dañuy def reboisement jàppale waale population yi pour ñu mën a dem ak dikk ci seen quartier yi sans difficulté gis ngeen sama ginnaaw gis ngeen camions yi am na fu ñu versé fii nii xale yi ñu ngi ci. ma ñëwoon fii ànd ak monsieur le président du conseil départemental ak monsieur le maire pour procéder lancement programme nawetaan bi nga xamante ne mouvement Kolda debout moo ko taxawal ñu tuddee ko nawetaan daan corona ak paludisme bu nekk programme bu am solo parce que gis nañ ni nawet lañ nekk moo tax mouvement bi indi na ay matériel yu bëri gis nañ fi ay moustiquaires yu bëri gis nañ fi ay masques muy wane ni bu ñuy xeex corona ci jamonoy nawet dañ ko war a boole siburu mu nekk lu am solo moo tax ñuy féliciter président mouvement Kolda debout monsieur Abdourahmane Baldé di ko encourager. kilifa yi yëngu ci wàllu politique ak administrative kilifa diine yi ak ndaw yi nga xamante ne ñoo bootu ci kuréel tàggat yaram yi ak scoutisme yi ñëpp ànd fas yéene indi seen jàppandal. dañ fi ñëw tey
si tuuru jaraafu dëkk bi te activité bu am solo bi muy lancement première édition daan nawet daan corona wax dëgg nag ñëpp fi ñu taxawoon nii dëkk bi lu bëri dina fi sotti donc ñun au niveau de la mairie ñu ngi ñaax ñëpp nañu taxaw temm liggéey dëkk bi parce que dëkk bi façon doom yëpp man ko doon bokk ndey bokk baay pour liggéey dëkk bi. L'intérêt de Kolda. njëriñ Kolda lenn la mooy booloo manko liggéey dëkk bi ndaxte Kolda du mel neneen lu dul lu ko doomam yéene bu kenn yaakaar ni nguur gi moo yore mboolem saafara kon faw ñu sóobu ci liggéey dëkk bi. Les collectivités territoriales pourront tout faire. dund ak mbas mi mooy tamit amal ay pas-pas ngir matali lu ñàkk ak ñoŋal fànn yu bari yu soxal dundin askan wi. ñàkk ay njiit yu taxaw loolu moom moo rek daal di gàllankoor lii di développement wu réew mi ki nga xam ni moom moo ko xamal moo di Samba Tall Sarr nekk consultant xam-xamam màcc ci wàllu maanaam li nga xam ni moo di ndox mi ak lu ni mel moom nag nee na tey Sénégal am na ay kàngam ak boroomi xam-xam yu nga xam ne war nañu mën a saytu bu baax lii nga xam ni moom mooy meññeef geeg gàncax gi jóge ci suuf si ngir mën a naatal lii di réew mi Samba Tall Sarr ci micro Babacar Fall. waaw taxawaay bi mooy que ni jàpp nañ ni les pays n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts bu fekkee ni tey jii ci sunu askan sunu réew dañu am ay ressources yoo xam ne dafa nekk ci géej gi comme ci jéeri ji ñun yàlla deselatuñu dara bu fekkee xam-xam bi mu ngi fi ressource bi mu ngi fi lu mel ni or ñu koy wax ci réew mi lu mel ni zircon ñu koy wax ci réew mi lu mel ni phosphate marbre pétrole gaz fer yooyu yëpp dëxëñu ci réew mi yii ci wax ay millions de tonnes yii ay milliards de mètres cubes yi ay milliards de barils je pense que ni réew moomu bu fekkee ni amul problème mu ressource humaine amul problème mu ressource naturelle war na mën a décoller pour pouvoir dem ci foo xamante ni kenn yaakaaru ko war nañu mën nekk sa tête de peloton de l'Afrique voire du monde parce que lépp loo xam ne xarañte la mu ngi fi ressource bi mu ngi fi kon jàpp nañu encore une fois de plus Sénégal warul del ginnaaw. nu ñuy def ba suqali tourisme Sénégal bi nga xam ni coronavirus bi nërmeel na ko loolu nag Pape Mahawa Sémou Diouf nee na daal faaw ñu dooleel li nga xam ni moo di tourisme intérieur maanaam tourisme ci biir réew mi fexe yi tamit ba doomi Sénégal yi nga xam ni ñoo fi nekk bu ñuy dem ci barabu noppalukaay ak barab yu bakkane ñu daal di koy def ci biir réew mi balaa ñuy dem bitim réew loolu yëpp buñ ko dajalee dina fexe ba destination Sénégal gën a daal di suqalikuwaat Pape Mahawa Sémou Diouf ci micro Babacar Fall. secteur tourisme moom dañ ko touché bu baax gannaaw bi nga xamee ne touché nañ ko autorité état bi génne nañ lu toll ci 77 milliards jagleel ko secteur bi nga xam ne jox nañ nit ñi ay crédit yu leen permettre ñu mun a am ay fonds de roulement mun a am un peu de trésorerie ba pare état daal di jàppale salariés yi pour ñu maintenir leen ñenn ñi nga xam ne mënuñoo xëy ñu jox leen 70% seen salaire en chômage technique loolu tamit secteur privé bi nangu ko ànd ceeg état bi loolu yëpp def nañ ko ci accompagnement mais ñu boole ci tamit promouvoir tourisme interne xam ne sénégalais yi ñu ngi commencé di jëfandikoo ñoom i tamit bërëbu noppalukaay yi nga xam ne mi ngi ci réew mi ba pare di xam seen biir réew loolu nooy dina dimbali nit ñi tuuti. waaye ñi ngi yaakaar quand même ñu génn ci situation bi rapidement mun a touché waat les marchés touristiques internationaux pour que ñu mun a dellu ci niveau yi nga xam ne ci lañ daan nekk. coronavirus laal lool secteur tourisme waaye ñi nga xam ne aussi ñoom ñoo nekk ci wàllu menuiserie yi ñoom itamit seen secteur boobile doxatul li nga xam ni moo ko waral moo di ni rek matière yi nga xam ni moom la ñuy liggéeyee te mu doon jóge bitim réew gisatuñu ko waaye tamit li nga xamante ni moo leen gën a lompañal moo di ni daal mbirum defaraat ay meuble fi mu toll nii am nañ ci ay jafe-jafe ay sata jaag Seydina Mbaye. mbas mi di coronavirus daanaka andi na ay jafe-jafe ci wàllu économie ba tax na ouvrier yi ñu ngi koy yëg bu baax a baax ay weer a ngi nii menuisier yi daal dina ñuy yëg li nga xamante ne mooy bile mbas. Covid 19 bi nag moom wax dëgg si yàlla laal nañu bu baax a baax ndax dañuy xëy rek ñëw toog ci suñuy matériel waaye liggéey bi moom doxatu waaye fi clients yi doon ñëw yëpp parce que ñëwatuñu
ndax koo ci jox mu ne Covid 19 bi moo tax mënatunoo ñëw wax dëgg si yàlla laal nañu bu baax a baax a baax a baax mais léegi da ngay xëy presque 15 jours doo jaay benn objet sax boo jaayee benn objet sax jàmbaar nga. menuisier bi nag mu ngi xamal ne moom li ni mel daanaka mu ngi koy yëg bu baax a baax. commune bi nag am na lu bëri lu mu def ci noonu parce que boo xoolee ni ñu doon jaayeetuñu ni clients yi doon ñëweetuñu parce que dem na ba sax bant yi léegi day jafe meuble yi tamit am na ñoo xam ne pour ñëw dugg fii sax jënd du yomb parce que feebar bi moo tax am na ñoo xam ne buñ forcé ñëw sax boo takkul masque duñ wax ak yow. muy wéyal di ñu xamal ni rek daanaka matériel ya muy jëfandikoo sax mënatu cee jot. salon yi ñuy jaay cuir yi tamit dem nañ ba mënatuñoo am salon cuir parce que dañ daan dem importer di ko jëli di ñëw mais léegi pour ñu dem jëli salon yombatul moo tax salon cuir sax dafa manqué li mu yàq ci ñun dul bëri na ñu ngi ci ñaan yàlla suñu borom daal vraiment affaire bi teel a jeex quoi te aussi tamit bëgg na ñu bëri tamit ñu ngi préparé voyager mais mënuñu voyager li mu nu yàqal bëri na. coronavirus nag dem na ba nekk mbas boo xamante ne daanaka lu rëy la ba tax na nag wàññi na chiffre d'affaires menuisier yooyu ñoom nag ñu ngi nii xamal ne daanaka yëg neen bu baax a baax mbas mi di coronavirus te it di ñaan mu gaaw a jeex. mbas moomu sax ci la ñuy wéy di wax maanaam ñaari téeméer ak juróom-ñetti soldaar yu nekkoon mission ca fële ca Gambie ñoom nag bi ñu ñëwee ñu testé leen dañoo daal di am doomu jàngoro bi mu nekk lu nga xamante ni yokk na lool lim bi ñoom militaire yooyee nga xam ni amee nañu doomu jàngoro bi ñoom nag ci wàllu mission la ñu nekkoon ci liggéey foofee ca Gambie ba tax na bi ñu ñëwee daal bi ñu leen testé ñoom ñëpp am nañu doomu jàngoro bi kon ñu fàttali leen xibaar bi moo di ñaari téeméer ak juróom-ñetti militaire ci bésub tey bi nag li nga xam ni moom la ñu ci ràññee moo di cas yi toll nañ ci fukk ak juróom yu bees juróom-ñeenti ay cas contact la ñu benn cas importé ci aéroport international Blaise Diagne juróomi cas communautaire am nañu tamit benn nit bu ñàkk bakkanam limu ñi ci ñàkk seen bakkan toll ci ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ñaar fukk ak juróom-ñetti cas yu garaaw yi tamit am nañ ci waaye tey am nañu téeméer ak ñaar fukk ak ñeent yu nga xam ni wér nañu ba ñibbi seeni kër. daal di àddu jëmale ci wàllu bitim réew ki nga xam ni moo di Moussa Traoré nekkoon fi njiitu Mali ñàkk na bakkanam moom mi nga xam ne nag nekkoon na daal ku nga xam ni yor bu metti la yoroon réewu Mali li ko dale ci 1968 ba 1991 ginnaaw bi nag ñu daal di koy daaneel ci beneen coup d'état moom nag fi mu toll nii ñàkk na bakkanam ci bi mu amee juróom-ñett fukki at ak ñeent moom Moussa Traoré lieutenant la woon bu nga xam ne moom nag coup d'état ba amoon ci 19 novembre 1968 te daaneeloon kii di Modibo Keïta moom moo ko jiite woon Modibo Keïta nga xam ni moom moo nekkoon ca bopp Mali ba ci atum 1960 moom nag génn àddunaam mi ngi ñëw fukki fan laata muy am juróom-ñett fukki at ak ñeent maanaam anniversaire am fukki fan moo ci des waaye tamit anniversaire u li nga xam ni moo di Mali seen indépendance juróom-ñaari fan rek moo ci des kon ñu jàpp ni Moussa Traoré nekkoon fi njiitu Mali ci atum 1968 ba 1991 gaañu na niki tey gaañu bi nga xam ni gaañu na ko nekk mi ngi ko am ci atum ci at yi di juróom-ñett fukki at ak ñeent. dañuy àddu jëmale fële ca Côte d'Ivoire maanaam benn fan ginnaaw bi nga xamante ni nii lii di conseil constitutionnel dàq na candidature Guillaume Soro Cour africaine des droits de l'homme nag nee nañu kii di Guillaume Soro mën na bokk ci wotey élection présidentielle yi war a am ca Mali ca atum octobre bi ci weeru octobre bii di ñëw nee nañu sax nag li nga xam ni moom la ñuy ñaan waa Côte d'Ivoire mooy bépp dogal bu ñu jëloon ngir jëmale ko ci Guillaume Soro ñu daal di koy teg ci suuf delloo ko ak yelleefam décision boobu nag ñi ngi ko génn tey ji di ci talaata ji ñu déglu Amago Robert Niang ci xayma bi. ëttu attekaay bu sàlloo ak yelleefu doomu aadama fii ci Afrique nilal na bépp daan bu état bu Côte d'Ivoire tegoon ci ndodd ki nga xam ni moo di Guillaume Soro nekkoon fa elimaanu jëwrin
bu mu ci noppee mu ngi sàkku ci réewum Côte d'Ivoire mu yëkkati lépp luy ndëgg sërëx bi nga xam ni day tere ki nga xam ni moo di Guillaume Soro mu bokk ci jongante yi ñuy tabbee njiital réew foofu ca Côte d'Ivoire rawatina jongante njiital réew yi ñu jàpp ci weeru octobre 2020 bile bu mu ci noppee ëttu attekaay bi sàlloo ak yelleefu doomu aadama fii ci Afrique mi ngi xaar benn rapport fii ak fukki fan ak juróom rapport boo xam ni day wane ni digleem yile état bu Côte d'Ivoire jëfe na ko ci fàttali ci altine fukki fan ak ñeent ci weeru septembre bile cour constitutionnelle bu Côte d'Ivoire bañaloon na kii di Guillaume Soro candidature am ngir bokk ci jongante njiital réew yi ñu jàpp foofu ca Côte d'Ivoire mu mel ni digle bu yees bile bu ko réewum Côte d'Ivoire jëfee dina tax ba kii di Guillaume Soro bokkaat ci yooyu la jongante cour africaine des droits de l'homme et des peuples nag moo di banqaas bi nga xam ni ci wàllum yoon moo yor lépp luy sàmm ak yelleefu doomu aadama fii ci Afrique ñu ngi ko sampoon ci atum 1998 ci protocole bi ñu naan charte africaine des droits de l'homme et des peuples te réewu Côte d'Ivoire bokk na ci réew yu xaatim boobile charte. jërëjëf Amagor egsi nañ ci cëppaandaw émission bi wala bokk édition bi le dañuy daal di jox lenge yi Khalifa Diakhaté di leen jox dig daje ci kanam tuuti yi tamit 21h45 dinaa ñëwaat ngir waxtaane lu jëm ci wàllu inondation yi tey maire bi nga xam ne moom la ñu invité moo di maireu Kër Massar di Moustapha Mbeng nga xam ni ñoom i tamit lii di mbas mi wala bokk lii di inondation yi sonal na leen lool di leen jaajëfal ci topp bi ngeen di topp suñu programme di jaajëfal soxna Ramatulaay ak ñaari siise yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci mbir mi ba mu yemb jaageen jëf ba suba ak jàmm incha allah.